jërë ngeen jëf la famille namoon naa leen trop wax naa leen ne benn bés bu ma toog te defuma live ak yéen nag daanaka dafay am lu may yëg sama yaram ndaxte dama gis li nga xam ne moo di mobilisation bi am mobilisation boobu nag li ko waral lenn la ñun ñëpp ñoo àndandoo bëgg réewum Sénégal fas yéene tamit réew mi tegu ci yoon loolu la ñu bëgg di nuyu sama gaay yëpp mais nag xam na su may nuyoo man damay tàmbalee diaspora bi nga xam naa jamono bi tax may tàmbalee ci ñoom parce que ñum naam nekkuñ ci semi confinement lañ nekk couvre-feu la ñama yooyu mais ñoom ñu ci confinement ay weer nekk ci ay jafe-jafe comme ñëpp ndax jàngoro ji di Covid-19 di wax rek maa ngi nuyu waa Toulon waa Suisse Géejawaay sama gaay yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax tey nag fas yéene naa wax bu jotee rek danga koy wax mu jeex nga taxawee ne doo doon mukk magum xamoon naa ko mais magum waxoon nga ko lay doon may wax rek maa ngi ziar ñëpp ñu ngi waaj a dugg ci weeru sel di weeru koor yàlla ñu ci yàlla dugal ak jaamu ci yàlla mu nangu luñ ko ci jaamu fulal ñu ko bu baax a baax a baax a baax a baax pare nag sàmmuñu bu ñu génne ci koor gi yàlla na coronavirus demaale ñëpp dem coronavirus dem ñu nekkat ci jàmm vraiment parce que bu ñu jógee ci coronavirus ci lu métti la ñuy dalaat mooy lan ñëpp xam nañ ne suñu koom-koom bi dafa lompoñ jamono yi bu nekkul à l'arrêt sax ñu ngi au ralenti ñëpp d'accord nañ ci loolu ay États-Unis ñu ngi leen di nuyu tamit bu baax a baax big respect te comme dafa lompoñ nag faaw ñu xool lu ko suqali bu baax a baax a baax ci kaw suqali boobu nag beneen combat la moo tax ngay dégg tey jii combat bi nga xam ne président Macky Sall mi ngi koy mënee annulation de la dette ñu xoolaat ko gis nga baril pétrole bi wàcc na ba jaratul dara kon Covid-19 xeex la pour jàngoro ji jóge fi naam mais buñ ci noppee day am beneen xeex boo xam ne ci lañ nar a jublu moo di wàllu koom-koom ndax projet yu bari sont à l'arrêt kon loolu beneen xeex la encore te loolu nag xeex boobu lu ñu ciy génne dëgg xam nga lan la mooy jubal bàyyi sàcc bu bari bu sàcc ba dara amatul sàcc te maa ngi leen di wax fii xaalis bu dugg ci Covid-19 wax naa leen ko fii xaalisu mbas la laaj leen ko borom xam-xam bu ne ku ci lekkul tollu tarfatul ay ni te lewul ñàkk sama ndey di nga coronavirus wala boo coronavirusul di nga am feebar boo xam ne doo dëkkoo lu dugg ci avion yi dem di faju ji ndax hôpital yi la mën a faj du am sax Sénégal
ay rendez-vous médical pare ki États-Unis rek nga nar a dem wala mu wàcc moom njeexital sa njaboot te tàmbali nañ ko te dinaa leen wax lu doy waar loo xam ne def nañ ko xam nga waxoon naa leen fii ne leen scandale bi ñuy wax ci ceeb bi bu ko raw moo nar a nekk ci diwlin bi dañ cee niin batt ci diwlin bi ba pare nag suukar si moom jabet nañ ci jabet lañ ci jëlee dafa doy waar léegi affaire bi nekkatul sax ay kii de na nga xam yoonu Mermoz rek kër président boo fa demee rek am ci marché yi nga xam yoonu Mermoz rek dinaa ci ñëw mais nag ñun ñu war a tiit timit ndax jàngoro ji mi ngi jël proportion yu garaaw ci réew mi muy benn mi ngi ñuy wër ndomba daanaka est-ce que am na béréb bu mu amatul te transmission communautaire bi gën di takarnaase li ko wane mooy li ma yàgg a wax ne bés bu ñu defee normalement test yi bàyyi ñiimanteel beeg di wax na lii dinañ gis lu xew mi ngi feeñ ñu tàmbale ci situation sanitaire bi waaye laata loolu xaaral ma évacuer ay sujets yoo xam ne dama bëgg ñu évacuer ko très rapidement xam nga tey la jeudi ku ne woon jeudi ñu xaar réunion Akilee réunion bi amul tey li ma jot ci sama radar yi nekk foofu ñu ne dañ ko dàq ba suba DG bi dafa tëju woon ak ay conseil waaye xam dégg ngeen li ci xew yépp conseil d'administration bi nee nañu kase ko syndicat yaa ngi wax wante foofu tamit dafa am beneen problème parce que ñuy wax tey jii ñu kase ko ñoo ko validé woon ña nga woon ca conseil d'administration ba ko validé woon kon looy def rek ne tegu ci njub ak gëm yàlla Khadija Dramé dinaa la ko wax léegi bu leen yàkkamti ñi niin batt moom dinaa leen ko wax léegi ñi fas yéene jabet dinaa leen ko wax léegi mais may wax ne xam nga tegal déglu naa leen fi ay syndicaliste ñu wax syndicaliste yooyu doon wax ñoom seeni syndicat pourtant bañ demee conseil d'administration temps ba fa DG boobu nekkoon te nekk ministre de l'énergie parce que xamul tax may bañ ñuy personnaliser débat bi parce que dama gis ne léegi débat bi même ci presse bi dafay am ay camp te affaire bi du affaire de camp du affaire bu ànd ak Matar Cissé wala ànd ak Bitey wala ànd ak ki nga xam ne mooy Amadou Ly déedéet bokk def naa la famille ñun loolu mooy sunu taxawaay mooy ànd ñoog Matar Cissé ànd ñoog Bitey ànd ñoog Amadou Ly xam nga lan kan lañ ànd ak askanu Sénégal li ma yàgg wax sama chronique ne Sénégal rek moo ma ñor léegi nag soo xoolee dans la presse ñu ngi commencé di wax na waaw Bitey moom def na Bitey moom it mi ngi def lii Bitey moom it def na lii waaw dañuy xeex Matar Cissé suñu yoon newul ci Matar Cissé boo ko xeexee te Macky Sall bëgg ko def ministre yow loo ci man dara pouvoir de nomination Macky Sall la ko fi am bu ko wóoloo loo ci man dara mais ñun xam nga lan la ñuy poser comme débat ay woy Bitey dafa bëgg a casser contrat bi parce que dafay négocier ak ay juif suñu yoon newul ci loolu lu ne këtt na jonn mooy lan d'accord nañ ne contrat Akilee bi jaaduwul nañ ko kase ba pare te buñ ko kase bu ñu bàyyi Bitey mètre wala centimètre muy defaat leen sañu ko sax sañu ko dama ne sañu ko
ñun suñu yoon nekkul gis nga guerre de positionnement yooyu ñuy dugg di wax ne ñun du ay Matar Cissé ñu intéressé Matar Cissé buñ kasee contrat Akilee président Macky Sall continue ko wóolu da koy nommé ministre kon suñu yoon newu ci loolu Macky Sall mooy nommé ministre bu ko neex te Macky Sall ku ko neex lay nommé moom xam Macky Sall moom ku ko neex lay nommé du moralité du éthique du dara poste bu la neex lay moom bu ko xoolee rek mu sopp moom bu ko neexee rek moom neex rek mën na nommé ku mu neex fu ko neex même bu nekkee ne jaaduwul yoonam newu ci mais dañuy fàttali ko temps Karim Wade agent judiciaire de l'État bañ ko fa nommé war ñu ko fa nommé mais faalewu leen sax toppatoowu leen moom li ko neex lay def mu jaadu mu def ko mu jaadu li preuve tey ji am na kuy wax ci ARMP de ko rattaché présidence mais ARMP premier scandale bi nekk ci ARMP xam ngeen lan la mooy Saër Niang bi jiite ARMP te war fa jóge bu yàgg depuis 6 ans war na fa jóge mandaam jeex na bu yàgg te président Macky Sall moo ñu ko gën a xam lu tax ma ne la moo ñu gën a xam dañoo def appel à candidature ba ki ko war a remplacer ñu xam ko kooku gagné ñu ne déetawaay non appel à candidature de mu jël décret bi teg ci kaw table mais Saër Niang moo ko arrangé Saër Niang moo ko arrangé parce que lu mu bëgg mu jàll yaa ngi gis ñu ne la buñ jon même sax ci affaire u Senelec bi ñu ne buñ jon wañ na loxo ARMP pour mu signer benn contrat bu Papa Alé Gueye ah yooyu yëpp dañ ci dellu si waat 30 milliards bu ko bitee signé tamit dañ koy wax contrat yooyu yëpp la ñuy génne benn par benn wareefu ñun journaliste yi du far ak diw wala ñàkk a far ak diw xam nga lan mooy suñu wareef ñu xool lin moo nébuleux lan moo jaaduwul te conséquences yi répercussions yi di dal ci askanu Sénégal ñu war ko dénoncer loolu moo ñu war man bitee xaw ma ko suma ko gis Matar Cissé xam naa ko bu baax a baax bitee moom xaw ma dégg naa technicien la woon bu nekkoon Senelec ñu neme ko mu nekk léegi déjà Senelec nomination pouvoir de nomination président de la République moo ko yor bu la neexee moo koy def bu la naqadee moo koy def xam nga looloo tax may wax ne ñun suñu wareef kenn tudd daal ñun ba léegi ba ñuy wax fii ci contrat Akilee dégg ngeen ñu tudd sax Matar Cissé ñun suñu yoon newu ci dañ ne contrat bi ñu signé mu jëm ci Akilee baaxul te may wax fii ne lu ñu ñor mooy li may wax rek syndicat yi àndoon def groupe signé woon ko ca booba tey bu ñu taxawee di wax ne il faut contrat dañ leen di wax ne loolu ni def rek nañ ci seet seen yàlla seet seen diggante ak seen borom mu jub loolee ni da wax rek na jub parce que buñ ne ma conseil d'administration moo nangu woon contrat Akilee te ñu ne conseil d'administration moo laajaat nu kase contrat Akilee nañu xool ñen ñoo ko nangu woon tey ji lu tax ñu bañ ko kon lu bëggoon lu neexoon Matar Cissé la woon wala dafa amoon lu mu dan fu mu jaaroon nag ñi nangu woon dëgg rek mooy dëgg ku lay jàpp na la jàpp ci dëgg ku lay bàyyi na la bàyyi ci dëgg bu demee ba tambambaalu ba dellu soit fekk la nga riigu ci kaw dëgg rek jàpp sa morsu ñaabu di ko seetaan loolu contrat Akilee boobu loolu laa ci amoon li ma ciy wax pour ma teel ko évacuer na leen réunion bi mujjul am tey suba lañ jàpp réunion bi d'accord kon loolu jeex na am na ku ma wax tey interpellé ma ne ma président Macky Sall lu tax muy dem ci média français yi rek ma ne ko tànneefam la ne dem CNN ne dem BFM ne dem France 24 ne dem fu ko neex mais bu waxee loo xam ne dafa soxal Sénégal daal ñun nañ fexe ba na ko coppet teg ko ci fii jàngat ko wax ci sunu xalaat fu ko neex na dem waxi fu ko neex na dem waxi na dem sax Turkistan waxee fa waaye ñun daal nañ xam lu mu wax rek ak fu mu ko waxee Macron xam naa du ñëw fii moom jël soleil di wax waxi coronavirus ba ca France du jël RTS tamit kon ñun dañu am président boo xam ne moom loolu la souhaité loolu lañ ko xelal
kon koy bàyyi noonu doo fi nekk nag di sonal sa bopp du ñu tee ñun lu ñu war a wax ñu wax ko lu ñu war a def it ñu def ko li Abdou Aziz Sy Al Amine wax rek moo ci nekkoon ne gisuñu ko nag waaye dinañ julli timis julli gee wasifa tëdd reer tëdd sama maam ju baax jooju ñu ñëw si situation sanitaire bi moom jarul ree parce que la situation est catastrophique à l'heure actuelle il faut que ñu waxante dëgg te li ma daan wax tey jii docteur Abdoulaye Bousso buy diriger course wax na ko nee na il faut qu'on aille vers un dépistage massif mooy la ma yàgg a wax naa ko ba dama ne ek sa wax ji du sàppi nee naa leen waaw mais nañ ñu leeralal ndax Souleymane Mboup bokk na ci wala bokku ci dëgg neex yàlla bu ci bokkul ngeen ne sénégalais yi bokku ci mu jeex tàkk nañuy fexe ba Institut Pasteur dañu defal 500 tests yi nga xam ne moom la mën waaye waxoon naa leen ne bés bu ñu commencé test dëgg massif yi di nga ci gis lu baree bari tey def nañ 387 tests selon lu ñu jox 37 ñoo positif 29 cas contact mooy yu ñu doon topp ñoom 8 cas de transmission communautaire 5 cas Touba benn Mbacké benn Tivaouane benn Thiès na bamtuwaat 387 tests réalisés 37 positifs 29 cas contact 8 cas transmission communautaire 5 Touba benn Mbacké benn Tivaouane benn Thiès Touba ñu ngi doon sant yàlla ba bañ doon wax ne feebar ba jóge na fa waaye dellu siwaat na fa kon suñu militaire ya fa nekkoon ak médecins yi bu ñu lalli seeni bagage nañ taxawaat sensibiliser waat pour nañu defoon ba am benn une semaine boo xam ne gisuñu ko fa kon au total am nañ 4 patients yoo xam ne contrôlé na leen négatif ñoom moom la ñuy wooyee guéri am nañ 479 cas déclarés positifs ba feebar bi tàmbalee ba léegi 257 guéris 6 décédés benn évacué ku dafa mujj décédé aussi 215 ñoo nekk sous traitement kon boo xoolee bu baax a baax li ñuy wax affaire yi mi ngi gën di law tiital ñu ma dégg hôpital militaire bi nekk Wakam ndax maire Wakam moo jooytu ne ñun yomb nañ ay 28 cas ba ñuy wax port masque moo ko njëkk exiger moom ci diwaanam parce que li ma leen wax nee naa leen fii waxoon naa leen ko ne bés bu ñu defee test dépistage massif bu mag waay jërël na butu nañ wax lu am rek bu ñu waxee lu am jël suñuy matuwaay tembali jour live yi chaque jour dañ koy publicité bés bu live waree am dañ leen wax ne leen bu may tàggoo sax damay joxe waat dat ne leen jour sàngam boo ci bàyyee xel dina baax jour bi ñu waree live pour xëyee suba teel dañoon ko wax kon leer na nañ kon damay wax ne fi mu nekk nii transmission communautaire yi ngi takkarnaase lool te mu nekk ci ay zone yoo xam ne dañ waxante dëgg rek te yàlla tax mode d'habitation bi promiscuité bu fa am ak nu ñuy dundee wàllante fi day yomb trop wàllante fi dafay yomb trop ñi ngi xënte lekk diwlin ak ceeb ak yooyu ak suukar di ko jox nit ñi waaye balaa ngaa lekk wér waxuma na soxla wuñ ko de soxla nañ ko waaye buñ ci boole woon yeneen yi na baax de kon may wax rek ne tiitaange am na tey gis ngeen ni ma intitulé mbir mi tiitaange xam fan la gën a lu tax sax mu war a gën a am
mooy suñu personnel soignant bi nga xam ne dañ leen di jaajëfal saa su ne di leen delloo njukkal suñu personnel soignant boobu jamono yi am na 6 agents contaminés maanaam juróom-benn fajkat yu am li nga xam ne moo di doomu jàngoro jooju ñuy wax coronavirus COVID-19 moo tax ñu war a tiit parce que xam nga ñooy def bay faj kon ku ñu demee bay faj ba ñooñu léegi fi mu nekk nii feebar bi di leen laal parce que ñoom pour ñu jege malade dafa am ay jumtukaay yi ñu war a sol ak i masque ak yooyu ma dégg tey docteur Abdoulaye Bousso ma dellu si waat parce que xam lu ñu wax rek ñun dañ koy sukkandiku ñoom si wax ma wax ci loolu dépistage massif faaw mu am hôpital militaire bi nee na ñoom nañ wakaam nañ jërul kii hôpital militaire am na rigueur ministère de la santé na leen jox feu vert ñu def fa pour gérer le cas de Wakam parce que hôpital militaire mi ngi nekk ci wetu Wakam mu gérer le cas de Wakam c'est important ñu de dépistage ñu xool loolu dong la te nag personnel soignant bi jamono yi ñu ngi jànkoonteeg ay jafe-jafe parce que am nañ ci juróom-benn yu feebar kon Mballo Dia Thiam laa leen di dégtal ay kàddu moom mooy président alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale du Sénégal ànd gësëm mu rotal ci ay kàddu ci li nga xam ne moo nekk jafe-jafe yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy dund ci COVID-19 bi ci wàllu faj mi ñoom ñiy médecin yi ba pare ñu wéyal waxtaan bi. Dakar Matin. ñi ngeek Mballo Dia Thiam bi nga xam ne mooy président alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale du Sénégal ASAS de gësëm tey jii gis nañ lu toll ci juróom-benn agent de santé yoo xam ne contaminé nañ leen ci coronavirus bi est-ce que loolu jurul tiitaange ci ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu faj mi. waaw loolu kay jur na tiitaange papale parce que loolu yëpp mooy xayma bi ñu def ci premier cas bi am ba léegi nemee ko ne daal am na juróom benn ci nga xam ne xam nañ leen waaw xam nañu nag aussi que indi na njàqare loolu moom il faut que mu ni njàqare ba tax nag loolu mooy tontu bi ma lay wax ci li ma njëkk laaj ni waaw leneen li moo di pour yéen da ngeen ne foog ñu yokk li nga xam ne moo di matériel de protection bi bu jëm ci ñi nga xam ne ñoo yor wàllu paj mi. waaw loolu dëgg la parce que ñun yàgg nañu ko wax avant même benn cas di am fii waxoon nañ leen fàttali woon nañu aussi Ebola ba mu fa amee ñi nga xam ne ñoo ci gën a ñàkk seen bakkan personnel santé bi ci la bokkoon bon parce que ñoom boo leen wàllee non seulement dañ leen di faj wala mën nañ ci mucc comme mën nañ ci bañ a mucc mais aussi seen waa kër yi tamit dañ leen di contaminé dañ leen contaminé aussi dañ leen di confiné maanaam mettre leen en quarantaine ñoom tamit ñu mettre leen en quarantaine donc moo tax ñu yàgg wax ni dañu war a protéger personnel bi parce que ñoom ñooy njëkk ci maladie ñoom ñooy mujj aussi ci maladie ba tax na nag loolu yàgg dañ ko wax xam nañ ni nag matériel de protection nekk na lu nga xamee ni ñun duñ ko liggéey te xëy na ñi koy liggéey ñooñu ci ëpp soxla wante nag bu dee loolu am na tamit dañoo war a def tout pour que moom mën a am parce que mënuñu am excuse ni mu am parce que am na bon li am solo donc mooy même Ebola bi amoon am na équipement yi fi nekkoon mais buñ ko sàgganee wuloon xëy na dina mën a am lu des lu war a mën a téye li bon ba tax na daal pour ñun daal il faut que ñu protéger nit ñi parce que bu ñu protéger wul donc day indi ay yeneen situation yu gën a garaaw parce que war a taxaw di faj bu fekkee nekkatu fa donc dara du fa nekk te fu mu nekk nii situation bi toll na fu nga xamee ni même bu fekkee nee nañ am nañ ay équipement yi joxe aussi dafa doyul parce que benn infirmier chef de poste par exemple boo nee jox yaa ngi koy jox ñaar fukki masque ak juróom mu nekk presque dotation yi gën a mag ci dotation nga jox ko mais moom bu dee masque bu mu yor masque chirurgical waxuma masque yi tey yi di ñëw di joxe
masque yooyu ñetti heure yu nekk war nga ko sànni lu bon bu dee yow en tant que ICP ci bis bi rek war nga ci am lu mat juróom mais yow rek nekkoo fa da fa nekk ki nekk ci pharmacie bi ki mu nekk centre de passement ki nekk fële keneen ki nekk ci buntu bi même vigile bi sax si la bopp ak yooyu donc ñaar fukki masque ak juróom du doy sax ci benn bis pour benn poste ba tax nag te du loolu rek mooy masque yi parce que gars yi aussi ci la bopp parce que gars yi usage unique la boo ko defee ba pare da nga koy sumi nga sànni ko dafa am sax noo koy sumee sinon da ngay wàll sa bopp bon thermoflash yi aussi nekk na lu nga xam ne nii ku nekk war na ko am mooy dana mën a am une présomption ñu ne kii amul fièvre mais loolu sax taxul aussi nit ki rëcc parce que nit ki mën na bañ a am fièvre ci bis bu mu lay rombee noonu li ci des aussi mooy dispositif yi nga xam ne nii ay gel ak yeneen nag yooyu bon yooyu aussi vraiment tumuranke na bon am na nag ñoo xam ni am nañ effort yu ñu def mais ba tey daal manqué na lool te même bu dee combinaison yi wax aussi naan équipement de protection individuelle li ñu wax EPI combinaison la mu mel ni cosmonaute yooyu nga xam ne day am lunette ak yëpp mais loolu bunoo ko sol lu ëpp ñaari waxtu parce que non seulement dafa tàng si suñu réew yi te aussi du loo xam ne aussi da nga koy te boo ko solee aussi da nga koy sumaat da nga koy sànni saa yoo ko sumee beneen nga ci war a mën a sonal encore donc mu nekk ay mbir yoo xam ne daal feebar bi nekk na feebar bu feebar boo xam ne nii lépp luñ def ci protection du doy lépp luñ indi si équipement du doy ba tax na nag ñu yuuxu encore parce que bu ñu war a dajalee 1000 milliards les milliards bi même bu fekk économie war nañ ko régler mais je pense que santé bi ci boppam boo taxul doo mën a jóg daal nekk na ay xalaat yoo xam ni am nañ ko ci daal te wax nañ ko si très tôt aussi parce que alerte nañu ci prime de motivation yi nag foo leen ci toll yéen a ngi sant yàlla wala non prime de motivation yi bon ñun comme niñ ko waxee woon nekkuñu woon fu mu nekk ci tànku revendiquer parce que nee nañu jaas yi fi mu nekk suul nañ ko mais président de la république ci boppam xëy na ci initiative boppam ci pexe boppam la yëkkati donc benn cagnotte mu daal koy jox ñi mu ko war a jox pour ñu jox ko agent yi am na agent yoo xam ne ni commencé nañ leen jox nañ leen ku nekk 50 000 dégg nañu ni nopp ne 50 000 yooyu dañ koy joxe fii ak juróom-benn weer mais amuñu ci ay kii yu bare ay maanaam xam-xam yu bare daal amuñu ko ci maanaam parce que woowuñu ne ñu cagnotte bi nangam la ñii lañ ko war a defee ak yooyu mais ñun ci suñu xalaat daal mooy dañ koy rafetlu parce que risque moom 50 000 ak 1 million 2 millions ñoo si am risque bi moom kenn mënu ko fay kenn mënu ko compenser mais ñun yàgg nañu di revendiquer indemnité de risque 50 000 la depuis 1980 depuis 2006 la nekk 50 000 te ay xeex moo ko indi woon 2006 ba léegi donc dara yokku wu si te doon nañu ñaan pour ñu doon nañu laaj pour ñu yóbbu ko à 100 000 francs te pour que même booy dem retraite nga yóbbaale ko parce que moo profité wax la aussi Pape Ali parce que agent de santé bu gënee yàgg ci structure bi moyen de défense yi maanaam li ñuy wax mooy unitaire day wàññeeku bu demee retraite sax ci lañ ko gën a soxlaa kërëb encore parce que ñi dañuy ñëw foofu te ku mu fajul wala ku mu ci yàggul ci jox lool su ko bàyyee danaan mën nañu wax non assistance la personne en danger waa kër aussi dañuy nekk danger bul clinique moom ñenn ñi sax loolu moo tax ñu ubbi ay clinique parce que seen kër yi dañ leen di envoyer ak ay nit yaay docteur bu ne fi génn fi ba tax na aussi loolu lu metti la da ngay dem retraite indemnité bi nga amoon 50 000 lu mu tuuti ba dee mais boo demee retraite aussi da nga koy perte wala puis doo am niveau de pension comme yeneen yi mën a am parce que agent sanitaire yi xanaa léegi dëggal personnel santé bi léegi la ñu door a teg ci yenn grade yu kawe yi ci suñu xeex yi moo tax mu am ko mais sinon ñoo mës a nekk le parent pauvre du système moo tax toujours ñuy nekk ci xare di jéem a améliorer suñu sort parce que kenn duñu ko amélioré wul xëy na nag Covid bi dana nekk beneen syndicaliste Covid xëy na syndicaliste la boo xam ni dana mën a régler problème mu santé ci àdduna bi yëpp. maa ngi lay sant la gërëm bu baax Mbala Dia Thiam jërëjëf. merci. yéen a ngi dégg moom nee na Covid 19 bi agent syndical la ren xam nga Covid 19 bi mbas la kenn ñaanu ko yàlla Sénégal mais dafa démontré lu bari lu ndën yàgg a joytu saa buñ ko doon joytu xam nga lan lañ ñu doon récitation la alors couverture maladie universelle lañ fi indi maintenant on a ça man leen 2012 ba 2019 Macky Sall mosu fee inauguré hôpital lim fi inauguré yëpp soo xoolee lan la arena basket fecc ak way arène nationale sunu chinois yu may ñu ne duñ ko tabax
président Chine bi Xi Jinping bam ñëw fi son don de la Chine centre international Abdou Diouf tay on est rattrapé par l'histoire c'est ça la vérité c'est ça la vérité on est rattrapé kon réew al maxtoom moko doon wax kenn du ko yoré carte boy carte ni di taaj ni yalla ci ciobare moy rocc ben carte téeko bes bu lay toj lay dugal carte bobu bes bu lay toj lay dugal carte bi tay coronavirus daf ñu summi bañ set wécc couverture maladie universelle ray na hôpitaux yu bare bari plan Sésame mo leen jëk ray ndax det ba rax ci doli waxuma ko de amna médecin bu am solo je vous conseille de lire son livre qui dit que nos hôpitaux sont malades parce que liñ fay recruter tay ji syndicalistes yi ku lay wax deug liñ fay recruter ci ay nit du sax personnel soignant mais recasement lañuy def dañuy dem ba nga xamne mode de fonctionnement hôpital bi ci bopam mode de fonctionnement hôpital bi budget bi li kay gëna jël moy ay payoru salaire do ay matériel médical yuñ fa def lool yépp am fi xam nga couverture maladie universelle bam ñëwé fi dama néwon président du gatché nga ñëw jakarlok sénégalais na len ah man dama len digon couverture maladie universelle wante bama ñëwé gis na na le plateau médical jaarul yoon il faut que je relève le plateau médical de tous les hôpitaux tay nangu nako parce que le 3 avril néna 64 milliards pour relèvement plateau médical waxane amna yenen 100 milliards yu muy def man nak suma déggé milliards yoyu rek mu ci gëm dara xamal lutax ellipse fi la len tégal xaal bu wex tal ñu jël ko nako fouf lek 4 hôpitaux Touba Kaffrine Sédhiou Kédougou ben taxaw ci ba len joxe xaal ba tay ji ben taxaw ci demb principal dafa am deux jeunes yi nga xamne ñoy nek ci salle yi di topato maladie yu fever bi laal dogal baye ko fofu ci mam Thierno Dieng muy directeur hôpital bi mam Thierno Dieng directeur hôpital bi amna cadre yu mu rotal wax ne dañoo ayé li nga xamne modi légui visite yi ci hospitalisé yi ñu ando deglu mam Thierno Dieng ñi ngi ak mam Thierno Dieng bi nga xamne moy yor hôpital bu principal mu jël dogal ne fi nek ni lepp luy visite ci hôpital principal dañ koy dakal ndax febar bi ñu lay lacc lan mo waral lolu wa jërëjëf Pape ñoo ngi lay sant di la gërëm di rafetlu aussi liggéey yi ni koy doxale effectivement dañu febar bu commencé ba légui ku ci yor hôpital bu mel ni ñun da nga wara jël say matuwaay ndax aar surtout ñi liggéey ci biir hôpital bi ci feebar bi aar tam malade fi nekk aar tam ñi fi ñëw pour faju donc décision dogalu tere visite yi loolu du lu yees ba mbas mi commencé la ñu defoon dogal bu mel noonu maanaam képp ku daa ñëw ci seeti malade ñu bàyyi ko yëpp consultation yi nga xam ni mënaan naa xaarloo ko buntu hôpital bi tam ñu jëleen fa ay matuwaay yu wér yoo nga xam ku ñëw dañ la saytu ba xam sa yaram te tànk jox la loo mën a nettoyer ba kat lii taxal nag ñu def ko mooy li ñu doon ragal te suñu borom teg maanaam ku yor feebar bi te xamuñu ko ci yow nga ñëw seet si malade wàll ko boobu loolu mën a nekk la wala sax yow nga ñëw fi di seet si malade ñu wàll nga yóbbaale ko xam nga ñëpp xam nañu Sénégal yi ak jullit yi ba ñu teg seeti ku feebar maanaam sax dafa mel ni diine moo leen ko sant waaye diine bu la santee dara te jàngoro mën la caa fekk boo xam sa bakkan mën la caa jëli loolu diine teggi na la ko donc ñoo ngi ñaan nit ñi ñu ànd ak ñun ci li ñu def ndax li ñuy def ñi seen sécurité rek moo tax na koy def bu ñu nee nañu bàyyi bi ba jëmmi jamono ñaar lañ ci bëgg ku yor feebar te xamee su ko ci yow ngay dëkk ci hôpital bi wala nga ñëw ci hôpital bi ñu wàll ko yóbbale ko te loolu aussi xel mu ne war na ko mën a nangu te ci profité nag aussi di dalal xel nit ñi ci hôpital bi na mu doon doxee buñ ko yóbbu rek
jàngoro la te jàngoro bu ñëwee ci njëkk mooy ñu nangu ko ni lu am la te li ñu leen di digal pour suñu borom musal leen ci loolu aussi ñu nangu ko te di ko jëfe tey ji mën nga ñu wax ñaata nit ñoo contaminé foofu ci ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu faj mi bu dee ñi fii liggéey ñaar dong la ñaari garçon de salle wax naa ko lépp ñaari garçon de salle yooyu lu tax ñu contaminé leen maanaam ñoo gën a tax ci liggéey bi malade bi feebar bi dal ñoo ko gën a di ko toppatoo ñu ko doon jigéen rek di ko saytu xëy na looloo tax wàll ba yem ci ñoom wàll bi tam li ko yemale mooy sunu gaaw ak sunu positif ci ni ñu saytoo kii ndax malade bi boppam teel nañ ko testé loolu te ko lu ko testé mu am feebar bi la ci war lépp ci wàllu topp yi def nañ ko diirub ñaari waxtu lépp ci dimanche ngoon la xam nga dimanche bu bis bu ñu liggéey man keroog fii laa nekk tey lépp ba lu ci ngoon teg fa mu wax tegu ba soog a tëli sama kër looloo tax koy xëy na jàngoro ji ni mu war a lawe biir hôpital bi lawewul li am fii nag mën naa am fu ne te ñëpp dañ cee war a jàngat bi premièrement mooy nangu ni jàngoro ji mi gis ñaareel bi ñi nga xam si seen xam-xam màcc nit lii ci nangu ko te di ko jëfe waaw ndax jàngoro ji sax boo ko seetee ci biir nit ko am si ku mel ni yow man xam dara dalul bu ñu dalee mën naa bañ a métti waaye am nañ bu mu leen fekk rek mën nañ leen baagaagal ñooñu mooy mag ñi bu mu fekk nga am jàngoro tubaab bi naan comorbidité wala ngay jël ay garab yoo xam si day wàññi day bu loolu yëpp ñi muy dal ñëpp bu leen fajee bu leen faj li ci ëpp dañuy wér aujourd'hui taux de mortalité à l'échelle mondiale bi matul 2%. Sénégal bi boo ko seetee ñi ci ëpp bu leen dalee dañuy wér ndax ay gone lañu te fekkul benn jàngoro dal gi ñii mu dal fii tey boo leen fekkal tey ñu leen tël dara mënu la tàng xalaat ne kii jàngoro mi ngi ci moom ndax wàññiwu leen dara donc loolu aussi bu ñu koy wax dañoo bëgg a dalal xel nit ñi bu jàpp ni jàngoro bi ku mu dal rek sa bakkan mën na jaay ci ñi mu yóbbu seen bakkan muy ñii mag ki ku fekkee nga am jàngoro wala ku doon yenn garab yi ba mu feebar ba am affaire bi seen soo fàttaliñ ko nag dañuy wax pour nit ñi dalal seen xel delloo seen xel ànd ak seen sago di déglu ñi ngay xam lan mooy seen liggéey day defee li ngeen di wax fi mu nekk nii daal hôpital moom ci li ma sama jàpp mooy ku fa sa wér garab yóbbuwul war nga mën a bañ a def jërëjëf maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax Mame Thierno Dieng Dakar Matin kooku mooy docteur Mame Thierno Dieng général la d'ailleurs nommé nañ ko grade boobu c'est un excellent médecin excellent dermatologue un excellent médecin Mame Thierno Dieng sénégalais xam bien avant que muy doon directeur hôpital principal moo doon rotal kaddu yooyu kon coronavirus bi a mis à nu notre système sanitaire liñ leen yàgg a wax boo ko waxee ñu jàppe woon na ay contrat ay kii fekk tey jii yàlla mi ngi leen di wat boppam Macky Sall amul fitu dem seeti benn malade hôpital bi mu demoon amul benn malade hôpital grave wax naa ko dama seeti maladie sa njaboot la bokk ñu wutal la combinaison nga sol seeti maladie xool nga seeti maladie xool leen ginnaaw ci loolu nag sama gaay ma ñëw ci ñi nga xam ne ndeysaan wolof daal li mu léebu rek boo ko xoolee ba ci biir dëgg góor ping la ronga ñu baadolo mooy siim cerey buur feebaru coronavirus mooy def ay milliardaires léegi avec la complicité de l'État xam nga dañ ko voté loi d'habilitation d'accord na ci ñetti ponk fekk ñetti weer ñu ne ko lu jëm ci coronavirus may nañ la ngay jël ay décision yu jëm sanitaire sécuritaire budgétaire waaye alal ji nga xam ne dañ ko def ci Covid-19 bi du alalu nguuru état Sénégal rek ñu ngi doon xaar ci sénégalais yi ay 15 milliards sénégalais yi participé à hauteur de 31 milliards ñëw taxaw xam nga Macky Sall bés boo président de la république bés boo ko bëgg a merloo rek wax ko waxi transparence gisoo day braqué wu oui transparence ma ne ko bu ma gëmloo ay organe de contrôle yu fi nekk juróom-ñaari ngi fi te chaque jour bu rapport corruption génne Sénégal jël ndaare nekk ci zone rouge bi kan nga fi mës a sanctionné yow ci wàllu transparence tey dinaa leen wax
ginaaw ceeb bi ña ngay jabet ci sa suukar ba ak nin batt ci diwliñ ci c'est extraordinaire man damay jik ba ci yag mané Sénégal est-ce que luñu dal sedd waye li Al Maktoum waxon rek néna yalla ko na du sétane li sétane lu ko gëna lu ko raw tay Moussa Diakhaté wax na ko néna amul ben marché 1 milliard bu ben ministre saña def te Macky Sall jox ci ndogal amul marché 1 milliard légui dañ koy patcho du sax ay jox mais patcho xam nga dama leen waxon fi dimanche dama defoon tribune libre na leen semaine bi scandale diwliñ ak sucre bu ñew dina leen wax tay ji nak nan lañu def nañu plan bi ñu nes ak nañ ko fexé ba surfacturation bi ak lepp pour enrichir ci ay nit tay ji yaa ngi gis les échos du jour ni ngi tuddi Idi Thiam gagne à lui seul mi ngi ni 50% des marchés à 9 milliards à lui seul ci société mi ngi tuddu Sardi naam da nga ko dégg ci suukar si xam nga noo ko doon déggee ci suukar si mooy dipaay mooy comme ban àndakee Guy Marius Sagna di xeex au champ dégage ñu woo leen palais séddale leen ay dipa commande ki ñu bàyyi fa cukk Guy Marius Sagna ñoom dem jëli suukar si genn wàllu walaatu diwliñ mosoo ko dégg ci Sardi friperie lay def maanaam ay balu fëgg jaay lay indi friperie loolu lañ ko xamee ñëpp d'accord ci ne mooy jiite Unacois mandaam jeex na moo tax nga gis ay ñetti Unacois ki ñeent parce que dafa am ñoo xam ne nekk nañ ba ci biir ñu ne d'accord gaay ñu ne sax loo jox mu ñëw parce que xam nga dëgg rek a neex yàlla mbokk la de ci man mais dëgg a neex yàlla wax dëgg rek moo neex yàlla mbokk la ci man bu jege waaye dëgg a neex yàlla te man li may wax duma ko raay raayal damay jaar ci digg bi pour nit ñi xam li xew benn nit ñu jox ko 50% commande sucre d'huile sucre ñu ne commande globale bi yépp xam nga man damay lii lay wax xam nga gefa gaay ñu ne ma doo jël te ma ne ko mënuma jël parce que bu ma nekkee ci liggéey bu bari je préfère ngeen di envoyer message par mail dinaa tontu par message dinaa tontu vocal yi des fois mu gudd ba nga xam ne doo mën di tontu tamit parce que doo mën même chose la vocal ak téléphone donc day compliqué parce que lii yëpp il faut ñu dem gëstu dem ci douane ba dem laajte fii dugg fii laajte xam $10,000 tonnes mooy commande globale ci wàllu suukar 10,000 tonnes lañ wax ne moom lañ nar a séddale moom ñu jox ko 5,000 tonnes ci loolu ci koppar buñ ko xaymaa mu nekk 3,250 millions ci montant global bu toll ci 6,886 millions moom nee na fobeet 3,250 millions tey ma wax leen de tey ngeen tey nopp dalu après ma wax leen ban mécanisme lañ teg ci diwliñ bi coût total marché bi yëpp liñ nar a séddale ci diwliñ nee na mi ngi toll ci 10,457,910,000 francs CFA moom nee na fobeet 5,250 millions léegi da ngay additionné ci suukar bi jël na 3,250 millions ci suukar si mu jël 5,250 millions additionné ko ba xool nan lañu mën a joxe ku mus indi walaatu diwliñ koo xam ne suukar par coup nga ko doon defee lu toll nii ci marché bi nan la mën a nekkee
nan la mën a nekkee parce que nag buggu ñoo dee dof ñoo bëgg a xam nan la mën a nekkee 50% de 9 milliards nga ne ko fabet yow téye sa société sarde boo xam ne ñi ngi ko xamee ci friperie muy benn ñaareel bi friperie mooy fëgg jaay balu fëgg jaay boo doon ñaareel bi suukar daa nga ko doon def mais bu dipaay génne dipaay mooy soo déggee compagnie sucrière ne ñoom seen stock jaay ñu ko rek mooy dañoo jël commerçant yu bëri jox leen dipaay commerçant yi bu ñu jëlee dipaay yooyu moom la ñu am autorisation pour importer suukar des fois duñ ko sax importer dañuy dem jaayaat ko beneen nit kooku importer suukar moom ñëw di jaay parce que duñu am capacité financière pour mën koo def compagnie sucrière yéen a ngi koy tudd 500 tonnes lañ ko ci jox valeur 330 millions piège la woon xam nga tax ban piège lañ ko defal moom sax mi ngi joxe ay bekk suukar mais ñii dinaa ñëw moom ay paquet bekk suukar lay joxe ay paquet bekk suukar état bi 500 tonnes la ko jëlal ci xaalis mu toll ci 330 millions may fàttali rek ne ak lu mu bon Mimran joxe na ci table bi 1 milliard 200 millions défendre ma ko parce que yàgg waa ina ko yi ñoo gën a xam man sama position ci suukar bi ndax saa buñ doon am problème ci suukar bi man lañ den karwoo mën naa lim tur yëpp Pape Alé dimbale ñu suukar bi foog ñu wax ci ma invité leen ñu wax ci pour qu'on trouve une solution parce que dama d'accordul tamit ci benn poñ Mimran mënuñu ko jox autant de terre des années te mënul indi autosuffisance ci wàllu suukar ba day manqué le suukar ba war a moom am quota bu muy importer beneen bi ñan ñoo fi doon wax autosuffisance riz ba def ko ay poster 2017 taf ko fu ne nee nañ Sénégal dafa autosuffisance riz ndox mi dem jëndi ceeb kon fen du bejjaaw laa wax coronavirus bi weer na leen dañ weeru ñoom ñëpp ma dellu si waat ci ñi fas yéene jabet compagnie sucrière 500 tonnes xam nga lii yëpp dama koy lijjanti ji xam ko 500 tonnes ci valeur estimale xaalis 330 millions la état bi jënd ci moom ca wet ga am na benn société libanaise bu kenn xamul Sassi société libanaise la bu kenn xamul ci suukar bi képp na benn marché tamit ci suukar bu toll ci 1 milliard 380 millions de francs CFA te kenn xamu ko ci suukar société libanaise la li ma jaaxal nag tay ni ngi mel ni dar nañ libanais yi comme dar manko dar nañu libanais yi laa la wax nii côté Mermoz moom dar nañ libanais yi comme dar manko xawma lu xew reyam sayam sasit fii waaye nag après ma wax leen lan mooy dil bi dëgg-dëgg te yaa ngi fàttaliku fii lañ ñëw taxaw nañu woy ñun personne yu ñuy choisir yépp dañuy def déclaration sur l'honneur que le stock est là disponible déclaration sur l'honneur que le stock est là sardi de bu rànguwul diwli amul stock bi ndax kenn xamu ko ci diwli suukar bi dinaa leen wax nan lañ nar a def ak fan lañu naree jëlee alal déglu leen bu baax nee naa leen tey nopp dalu ma wax leen doy waar su ba léegi ci calcul yooyu lañ nekkoon ak ay estimation yeeg yooyu variante yi maag tamay nit ñu baax nekk ñu am xam-xam ay daal li ma leen wax de gaa yi yéen a ngi ree dëgg la de la famille gaa yaa ngi ree de mais ni dar nañ libanais yi comme dar manko bu ko rangu juul déclaration sur l'honneur bon de commande lay indi
xam nañ ni mu demee parce que xam nga tamit li may wax le ñoom li ñuy def ñun dañuy dem laajte dem ñu xool gis nga tey jii ñun ñi buñ bëggoon dugg ci dil yooyu xam nañ ku fi def déclaration sur les li gën a garaaw xam nga nee naa leen compagnie sucrière sénégalaise sucre morceau la ñuy joxe ñoom sucre cristallisé la ñuy joxe mooy suukar poudre suukar bu mokk mooy suukar bu mokk lañ fas yéene joxe te si joxe bi nag naa la wax benn affaire bi yéen a ngi fàttaliku Kalidou Wague yéen a ngi fàttaliku 2012 Macky Sall président de la République ba muy campagne dañ doon wax ne woy ay milliardaires ñoo financé campagne am ku ci mel ne Kalidou Wague mel ni milliardaire dafa yomb ay Arona Dia loolu la ñu doon wax de Kalidou Wague de lu mu joxe woon tamit Macky fay na ko de ndaxte ma gis na ci suukar bi moom Wague agro business am na ci 1,50 milliard de francs CFA jox nañ ko ci marché Kalidou Wague agro business tur yi noo leen ko mën a tuddee ñu lijjanti ko te dinaa leen lijjanti après société par société parce que tey dama nekkoon ci beneen liggéey ci xaalis nan la ñu mën a ñoom surfacturé ba am xaalis ñoom sucre cristallisé lañ nar a joxe muy suukar bu mokk état bi mi ngi jëndee tonne suukar 690,000 francs la tonne te boo jëlee suukar bu mokk bi bu génnee ci usine bi la tonne c'est 530,420 noté leen waaye sama gars yi la famille noté leen ba pare après ngeen xool calculer ma bamtuwaat état bi ci compagnie sucrière sénégalaise dañ leen piéger xool ñaata lañ leen di jaayee boo ko calculer léegi mu leer boo ko calculer léegi mu leer li may wax mooy li may wax ñoom suukar bi nar a génne suukaru poudre la xanaa nu lu ko suukaru bekk boobu bu génne ci usine bi 530,420 lay doon kon état bi bu jëndee ci ñoom seen tonne tuuk 690,000 am na perte 160,000 bu taxaw 160,000 francs bu taxaw ci par la tonne 160,000 francs par la tonne laa wax parce que ñoom bu ñuy jaay état bi 690,000 te suukar bekk bi mooy jarul ñoom suukar cristallisé bi bu ñu ko génnee te mi ngi génnee à l'usine 530,420 la tonne boo xoolee différence bi 690,000 moins 530,420 di nga am au moins benn 160,000 buy flotté par tonne donc ñoom loolu ñu jël te jox leen ko ci marché bi calculer leen ko rek kon boo sàgganu dina am benn surfacturation de 1,5 milliard de francs CFA boo xam ne seen poche lay dugg boo ko calculer noonu beneen deal bi ma wax leen ko xam nga état de Sénégal dafa bloqué lépp luy ay provisions yu waroon jóge fii pour dem ci yenn réew yi pour xam nga situation bi wóorul Mali mooy seen suukar bu war a ñëw fi xam nga suukar boobu dafa am fu muy nekk mun ko tuddee sax SNTP yenn magasinage la SNTP fii ci Yaraax
suukar boobu hors taxe lay doon ça veut dire que du fay douane du fay TVA dugal ko ci magasin malien yi léegi buñ demee rangu suukar boobu buñ demee rangu suukar malien boobu xam nga fayul taxe xam nga fayul douane 350 000 francs tonnes la leen di dikkee bu nekkee dama ne dañoo am tonne boo xam ne fu jóge ci usine bi seen suukar bu poudre boobu mi ngi leen di dikkee 530 420 bu ñu demee nag rangu suukaru malien yooyu am nuñ def ak dil ak douane ak yooyu yëpp nga xam duñ fay douane duñ fay taxe tonne bi mi ngi leen di dikkee ñaata xam ngeen ñaata 350 000 francs tonne au maximum. Donc tonne bu ñu jaay état bi dañ ci am bénéfice 340 000 francs par tonne. kon soo xoolee quota bi ñu yor après kon dinañ am surfacturation de 100% mu jox leen ci milliards 3 milliards 323 millions de francs CFA. xaw ma ndax comprendre ngeen ma am déet bu nekkee ne dañoo rangu suukaru malien yi ñu bloqué fii SNTP fii seen magasin yi nga xam ne fayul taxe fayul TVA fayul douane tonne bi xam nu mu leen dikkee 340 000 francs quota bi leen ci jox nag buñ jaayee état bi liñ ko jaayee parce que ñu ko jaayee 690 000 francs la tonne buñ jaayee ba dina am benn surfacturation de 3 milliards 323 millions de francs CFA muy plus de 100% bénéfice. affaire yaa ngi noonu voilà comment il enrichit des personnes te léegi marché yi moom xamal yoonu Mermoz am laissé passer guddi xamal yoonu Mermoz comme fii milliard benn kenn suñu fay joxe benn marché ba 1 milliard te président yëgu ko il faut nga fekk président parce que xam naa ne lii président Macky Sall mënu ma wax ne yëgu ko mafia bu rëy moo fi am deretu askan bi lañuy jël di ko tagg di manq di naan dama mer ñu xëy suba teel la mafia pire laa la wax moo nekk nii mafia pire laa la wax moo nekk nii ma bamtuwaat ba ñu ko demee di jënd ci compagnie sucrière sénégalaise piège la woon pour am benn prix muy 690 000 francs la tonne 500 tonnes lañ jënd ci compagnie sucrière sénégalaise te suukaru bekk la leen di jox bu nekkee suukar poudre bi tonne bi bu génnee ci usine bi 530 420 francs muy tonne bi ñoom buñ ko jaayee état bi 690 000 am 160 000 francs ci benn tonne bu ne kon au moins dina am benn surfacturation de 1 milliard 500 millions bu demee nag rangu suukaru malien yi nga xam ne ñu ngi ko def fii ci magasin yi téye ko tonne bi 350 000 la leen di dikkee quota bi ñu am da leen di may ñu am lan benn surfacturation bu ne toll ci 3 milliards 323 millions de francs CFA avis yi ñuy génne ci journaux yi bu ñu ci sonalati di fay nii di ñu jéem a lëndëmal fii xam nañ ne marché yëpp foog nga sol sa dàll dajeeg président Mermoz ah wala ñu ko jege njabootam wala yooyu pour nga laal ci ñoom lañu séddale marché bi ñoom lañu séddale marché bi ba pare ñu taxaw di ñu wax ne comité de pilotage force Covid-19
comité al toppé oui comité suivi oui nga joxe marché yi ba pare ñi léegi lan lañuy contrôler ndax lekk gi dem na wala dem fekk balaa boobu ña war a jël nañ lu ñuy jël lépp na ko fobeet dugal seen poche ñoom ñuy toppi ceeb bu ñu yóbbu fi yëpp ceeb bu ñu yóbbu fi yëpp suukar bu ñu yóbbu fi yëpp te xam la comité bi di mujjee xool leen comité bi rek comité bi d'abord man li ma ci njëkk a choqué damaa gis ministère chargé du suivi du plan Sénégal émergent am fa représentant ministère des finances du budget am fa représentant ministère des affaires étrangères Sénégal am fa représentant ministère comme loolu xanaa ñoom dañuy ñëw pour joxe des informations xanaa ñoom dañuy ñëw pour joxe des informations waaye ñii lañ war a contrôler kay ñii lañ war a contrôler ministère développement communautaire de l'équité sociale territoriale mooy Mansour Faye comité bi ñoom lañ war a contrôler ministère de l'économie du plan de la coopération comité bi moom la war a contrôler santé action ministre comité bi moom la war a contrôler léegi nag xam nga comité bi lan lay doon comité politique Seydou Diouf mooy représenté majorité parlementaire Toussaint Manga mooy représenté opposition parlementaire Issa Sall représentant des non inscrits au conseil culturel madame Lalla Aïcha Fall ak monsieur Aline Badara Faye conseil économique social et environnemental El Hadj Ibrahima Mbow madame Maymouna Isabelle Dieng élu locaux Aliou Sall ak Adama Diouf ñaar ñi moom dégg naa ñoo tànn seen bopp parti politique yi Nicolas Ndiaye madame Aïssata Tall Sall ñuy représenté man dama xamul sax li ban njëriñ la am Habib Sy mooy représenté opposition bi madame Ñaaño Touré opposition Pape Diop non aligné Mohamed Massamba xam nga muy nuro comme réunion yooyu nga gis ñu dañ am ministère de l'intérieur léegi nga gis par exemple kenn ku nekk ci opposition bi ne ceeb bi niñ ko distribuer jaarul yoon kenn ku nekk ci majorité présidentielle ne lépp mi ngi jaar ci yoon le président a fait un excellent travail président du excellent travail suñ xaalis la jël di ñu ko delloo boole ci exploiter suñu misérable bi photo mënul gën a ñaaw Macky Sall di dox ci ceebu ci ceeb bi mais dañoo xiif nañ de waaye torox gun ci loolu comité de suivi moom la doon bàkkoo ci journaliste yi président Macky Sall ngi dafa faale lii ku Cour des comptes jox rapport mu ne ko dinaa def commission of nag jox koy rapport mu sànni fële xamal lii la lay indi li ma leen wax nii bàyyi leen ci xel dinaa leen tegal fii bu werante amee dee leen xool tout de suite xamal lu muy indi saa bu kenn ci opposition bi yëkkatee kàddu wax nga gis kenn koo xam ne ci camp majorité ne c'est faux tout se passe très bien c'est très clair loolu la indi werante xam nga le militaire moom François Ndiaye doo ko dégg ci lii doo ko mës a dégg ci ay werante lii moom dina ñëw rendre compte xam naa peut-être à travers les fiches le président de la République mais opinion bi bëgg a xam ñun ñi bëgg a xam mais saa boo interviewé kenn lu leer laa la wax mu wax suba keneen kon comité bi xam nga moo tax ma lay wax ne dañoo feray ndax marché yi nag moom dina continuer waaye may wax gaay yi seetaan te bëgg ci marché yi na ngeen xam yoonu mer moom ba pare nag xam ko guddi am laissez-passer guddi mooy mën a dem seeti président guddi mu jox la ci Khadija Dramé François Ndiaye mooy président bi rek day coordonné mais xam nga ne militaire la un militaire du nekk di wax ci yenn mbir yi doogu ma sa dégg ñoom dañoo tàmm noppi ba boo leen tegee si poste de responsabilité yi sax yenn yi duñu wax peut-être qu'il va rendre compte officiellement au président de la République à travers des rapports mensuels loolu lañu wax mais werante mën na juddu
mais dina ma bett lool ku respecté wul benn corps de contrôle. Inspection générale d'État 2015 la gëj a génne rapport bi mu fi génne woon pour tëj lu Khalifa Sall la OFNAC xam ngeen du man ngeen koy wax parce que man bind naa ci téere donc xam ngeen nu mu fa demee Cour des comptes toog na 2014 ba 2019 lay doog a génn rapport te magistrat moo doon violer loi bi parce que loi bi daf na ko at bu nekk war ngaa génne rapport wax lu dem ñu jox ko président mu ne on va mettre sur pied une commission. Pourquoi faire? Moi, rapport, man ni mu ko tegal sama bureau liiruma ko sax mu ne rapport 2015 2016 2017 bàyyi ba jaan gi romb nga dóor ci watet bi di dem corps de contrôle IGE ngi ko ni seen rapport de waa Dubai yónnee na ma message yow mi Babacar Ndiaye mi toj waa Dubai dañ ma yónnee message dañ la ba xaaral ma liiral leen message bi c'est très important parce que des fois damay jot ay message mais dama koy archiver waaw ce sont des informations que nous devons mettre à votre les ressortissants sénégalais vivant à Dubaï 8 millions, soit 48 484 dirhams par rapport au budget de 13 milliards dégagés pour les Sénégalais de l'extérieur. À notre niveau, on compte plus de 500 ressortissants qui devront se partager cette somme. Faites la division pour voir combien chacun aura. Si exactement 500 personnes, chacun aura 16 000 francs CFA. Vous n'êtes pas sans savoir combien la vie est chère à Dubaï. On n'est plus à vrai dire à joindre les deux bouts, le poids, les logements impayés, les factures à tourner. Plus important, la vie. Les 3 repas ne se comptent même plus pour 500 personnes. Pourtant pourtant de njabootu président de la république xam nañ Dubaï bu baax a baax nu mu seere ndax fa la ñuy nekk vacances am na sax benn enquête bu ñuy juble fi mu nekk nii ndax xam nañ bu baax a baax ay hôtel de luxe la ñuy dal njabootu président de la république xam nañ Dubaï bu baax a baax waa ji moomu ko bindal tudd na sax tur mais xam nga duma jaruma tudd tur wante xam ngeen ko sax yéen jarul sax ma ci yegg njabootu président xam nga leen ñam kon sama gaay yi defe naa fii laa yemale waxtaan bi tey ne leen maa ngi leen di toppal mbir yi parce que jaadu na ci réew mi ñuy topp mbir yi di xam bu baax a baax lu xew fan la xewee ak it nan la xewee kon amoon naa mbégte lool xam nga ndege mu ne faut les kidnapper à Dubaï déedéet bu leen kidnapper dafa mel copain bu ñu dajji woon compte yu nekk Dubaï Émirats arabes ak yooyu rek waaye duñu soxla sax ku leen lebal xaalis pour force Covid-19 bala yéen ko sañ a wax comme man am naa déjà benn procès bu may xaar boobu ba pare incha allah den sant leen gërëm nag leen wax ne lépp den ko topp incha allah di leen ko dégtal nañ leen ko war a dégtalee pour ngeen xam ko ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen dig daje incha allah tey la lañ tey la jeudi ñi ngi xool bu nekkee ne am nañ information yu bees dina am live lu ko Arona di wax live express peut-être le samedi c'est pas évident mais le dimanche dañ koy def tribune libre rek gars yi ku nekk wax sa xalaat ñu wax ko nag ci yiw ci teggin lépp ngir mu doon njariñu Sénégal maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di leen dig dajee incha allah lu mën a am rek di leen informer ñëpp à temps na leen di leen def li nga xam ne moo di live pour ngeen xamee ko noonu am naa contentement yëpp nag di nuyu ñëpp am na benn information bu ma leen bëggoon wax ngeen jéggal ma ci information bi dafa am solo parce que waa Dakhla tey la ma Tunkara wax ne leen ambassade bi da leen woo waa Dakhla mooy ñu nekkoon Maroc xam nga yéen a ngi leen den suivre kon bëggoon ngeen xam tamit fa la ñu mujjee dañ leen wax ne leen lépp loo xam ne mooy jëm ci pour yóbbu leen ak yooyu yéenay jël seen bopp en charge bañ ko calculer mu nekk 1700 euros ñoom Tunkara ñu nekk ci États-Unis nee nañ ñoom comme état du Sénégal
yéenewu leen koo jël ñoom garaawul di leen ko jéem a lijjanti pour jëlal ko seen bopp kon tamit ñu bu nekkee ne def nañ ko ñu leen ci remercier kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen dig daje inshallah la famille ba beneen live seen chaîne YouTube Dakar Matin inshallah jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf gars yi allez ciao bye bye